waaw man maa ngi tudd Idrissa Mbaye maa ngi juddu ci atum 1956 le 19 mars alors maa ngi dëkk HLM 1 numéro 367. Idrissa nga ñëw HLM kañ wala fii nga juddoo. Juddoowuma HLM, maa ngi juddoo Médina quartier bu ñuy wax Jekko, plus précisément à la rue 33 angle 16. HLM nag ñun ñi ngi fi ñëw en 1961. Bon, pour votre information ñun ñooy troisième famille bu dëkk ci HLM. 1961 moom HLM nu melo. 1961 HLM këru rez-de-chaussée yi rek ñoo pare woon. këru semi étage yëpp dañu nekkoon encore en chantier. rez-de-chaussée yi maanaam suñu ko mënee tey. rez-de-chaussée yi mooy yi mel ni ñun suñu kër, maanaam li ko dale ci poste de santé bi. bu HLM 1 dem bee kër Hélène Thibault ak kër yi ñu joxonteel doo muy kër ñoom vieux Adama Pay ba ca fin ba ñoom pa Alaaji Barog yooyu ba ñoom pa Sada Ñaan ba kër Pa Njànku Mbeng. donc yooyu mooy rez-de-chaussée yi. bon bloc yooyu nag ñeenti bloc la woon. bloc bi ma tudd nii léegi bloc bi jàkkaarloog école entrée école Lyon ak bloc bi nga xamee ni bii moom moo nekk ci ginnaaw semi étage yi jógee ci kër yi jàkkaarloog biral principal bi daan jaañ rangée boobu fa la Pa Doudou Ndiaye Rose dëkk ci ñu ko xam. ak beneen bloc bi nag mooy bloc bi nga xamee ni moom moo nekk ci soowu ci ouestu poste de santé bi jëm tali bu mag ba. loolu rek a fi nekkoon ci ay bâtiment. loolu rek moo fi nekkoon ci bâtiment yu terminé et habité. HLM 2 amagul woon, HLM 3 amagul woon, HLM 4 amagul woon mais HLM 2 était en chantier et puis ñu ngi doon terminer aussi le semi-étage des HLM 1. kon mun nañu wax ni bu ñuy wax histoire HLM daanaka bokk nga ci ñi fi njëkk dëkk fii ci biir. ci lu wér parce que man j'ai grandi avec cette cité man dama màggandoo ak cité bi man bu ma fi ñëw 5 ans laa am. ku ne xale ne école est-ce que jamono jooju amoon na école. waaw école bi fa am histoire école bi fii école bi nekk tey fa la ñu defoon jàkka ji mu nekkoon sàkketu barax bu ñu wërëngal di jëlee courant ci kër Alaaji Madoun Diop bi nga xamee ni buntu këram moo def ŋàkk ak buntu école Lyon jaareel fii lu courant bi ci suuf. alors bi nga xamee ni ONG bu ñuy wax Lions Club may na état sénégalais école ñu war ko tabax ñu jël école jàkk ji toxal ko ci fii poste de santé bi nekk wéeru ko ci suñu waañu kër ñun suñu miiru kër. dañuy teg foofu suñu baaraam. kon da nga bëgg a wax ni jumaa ji ñuy wax jumaa Abbas Sall fii école yoo nekkoon fa la njëkkoon nekk. mooy cosaanam. ba ñu koy door a sanc man suma papa Alaaji Safna Mbaay dama la ci mosal tuuti rek. moo njëkk a wax ne ay jullit fu ñu dajee dañu fay sàkk fu ñuy jullee booba borom kër yi matuñu fukk wala buñ ko matee ci la ñu yem. ñu daal di waxtaan daal di jënd sàkkatu barax wërngal ko foofu ñu def école bi tey bi école bi taxawee nag ba yëpp génn ñu war a démarrer chantier bi ci la ñu indi école bi nag suñu ginnaaw kër mooy fii poste de santé bi nekk tey. mooy HLM 1. mooy HLM 1 génnuñu HLM 1 ba tey ci HLM 1 rek lañ nekk. ndax boobu beneen HLM amul. beneen HLM amul. alors jamono di dox benn entreprise bu ñuy wax Vasquez Espinosa nekkoon fii tey jii RTS nekk Triangle Sud moo tabax école bi. Lions Club tabaxee école bi ba pare ba jébbal ko état bi président Senghor moo ko inauguré ñu nekk ay xale ñun. man ma bokk ci première promotion bi nga xamee ne bii ñoo jàngee école Lyon mu nekkoon ñaari classe amul bureau directeur fii nga xamee ni moom mooy rangé ñoom moo jaañ seeni première maison bi la famille Ñabali ku ñuy wax Momar Guène Ndaw moo fa dëkkoon moo nekkoon mooy premier directeur d'école bi. André Nimsi Diouf bii dëkk suñu ginnaaw kër nekk beneen instituteur bi yor CI bi monsieur Ndaw yor CP bi mu yor CI bi monsieur Ndaw yor CP bi nekk en même temps directeur d'école bureau directeur amul woon. noonu la demee ñun ñooy première fournée de jeunes bi nga xamee ne bii ñun ñoo jàng ci école bi nous sommes en 1962. diggante fi ñuy 2 classes yooyu ba bi ñuy demee CM2 tabax nañu 6 classes en 6 ans chaque année dañ daan yokk 2 classes. de sorte que ñun bi ñu jógee CI ba ñuy àgg CM2 donc CI amoon na 2 classes CP am 2 classes ainsi de suite ainsi de suite. donc yow maanaam classe yi nekk biir école yooyu yëpp yaa ko inauguré. man maa ko inauguré
on peut le dire comme ça ci yooyu jamono nag yàlla boole woon ñu nag ak des enseignants émérites bu ñuy àgg CM2 nag fekk na école HLM2 pare école HLM2 taxaw Doudou Coulibaly nekk fa directeur mu am benn émulation nag bu amoon ci diggante ñaari écoles yi dans les classes de CM2 chaque année ban école moo ciy ëpp admissibilité ci entrée en sixième ak certificat de CEPE à l'époque. En 6 ans nga dem ba CM2. tombé école tombé HLM2 pare. jumaa ji fekkoon nañu koy waaj a tabax wala jumaa ji lan moo ko jëlee HLM1 yóbbu ko foofu. dafa am histoire aussi parce que mbir moo gis am na histoire booba semi étage yi pare nañu nous sommes dans les années 64 jàpp 65 mu am benn directeur u HLM bu ñu daan wax Roger Bocandé à l'époque c'était pas la SNHLM mais c'était l'OHLM Roger Bocandé mi ngi dëkkoon ñun suñu kër ak kër gi mu dëkkoon ci HLM ñetti buntu kër ñoo doxoon ci diggante bi mooy fii ñoom Mbay Ndoy dëkkoon bi nga xamee ni mag ñi waxtaan nañu ci seen biir mbooloo mi di yokk ci cité bi HLM nag commencé am mbooloo une partie HLM2 commencé pare mag ñi góor gu ñuy wax Alaaji Adama Pay mooy papa Jaraaf Farba Pay commissaire de police yàlla na ko yàlla yërëm moo nekk premier secrétaire généralu li ñuy wooyee tey comité de gestion bi bu jumaa ji waaw booba temps association culturelle et islamique la doon wax góor gu ñuy wax Arouna Diallo nekk président bi góor gu ñuy wax Alaaji Omar Cissé di papa ñoom Tamsir Ousmane Cissé nekk premier imam ratib ñu bind co-signé benn document adressé ko président de la République Léopold Sédar Senghor à l'époque d'ailleurs pour la petite histoire foofu tamit président Léopold Sédar Senghor boobu ñu bind président Senghor jël bataaxal ba teg ko ci loxo Roger Bocandé mi nekkoon directeur HLM te nekkoon seen dëkkandoo mu jaarale ko fa mu ko war a jaarale décret bi génn signé par le président Mamadou Dia président du conseil pour ordre du président Senghor ñu jox leen tey pàkk bii ñu def jumaa ji mu nekkoon benn cuvette boo nga xamee ni bi bu nawet masaana jot dafay taa ndox ba léegi d'ailleurs ci penku jumaa ji bu tawee da ngay gis mu am taataa borom kër bu góor fukki dërëm borom kër bu jigéen juróomi dërëm ñu di ko cotiser noonu di ko cotiser noonu di ko cotiser noonu loolu moom mooy premier xaalis yi nga xamee ni dugg na ci jàkk ji soo papa amoon ay xaritam ak ay wëllëreem bokkoon na ci góor gu baax gu ñu doon wax Alaaji Sidi Dieye sama papa tudde na ko doom mu yoroon entreprise ferronnerie bu ñuy wax Soponicro sur la route de Rufisque booru Virmo bi nga xamee ne bii décret bi génn na sama papa yëkkati copie décret bi dem jox ko ne ko Alaaji kat dama bëggoon nga jàppale ñu ci suñu jumaa ji premier tonne fer premier tonne ciment premier camion suuf ak premier tonne camion béton bi ci dem góor gi Alaaji Sidi Dieye moom moo ko ci dugal entrepreneur ba ko yoroon ñu doon ko wax Alaaji Diouf Rafet ci ñu ko liggéeyee maquette originale bi melu woon sax nañu ko liggéeyee woon li ñu toj ba di ko defaraat nii melu toon noonu beneen maquette la woon waaye mag ñi bi ñuy waxtaanee ci la ñu changé maquette boobu def ko maquette bi nga xam ne bii ci la ñu toj minaare bi nii ba di ko liggéeyaat di ko yaatal ñu nekk xale suñuy bàyyi bu dimanche mosaana jot dañuy liggéey ci jàkk ji mag ñi amoon nañ corps de métier yëpp amoon nañ ay maçon ay maître maçon amoon nañu ay maître électricien amoon nañu ay maître ay menuisier ñoom ñëpp parce que ñi ci ëpp boo xoolee HLM pas yu ci bëri travaux communaux lañ doon liggéey donc ñoom ñëpp c'était des ouvriers spécialisés alors ñoo constitué woon nag donc les différentes équipes yi nga xam ne ñoom ñoo concourir à la construction de la mosquée ñu ànd ci ak ñoom ñun seen i doom bu dimanche mosaana jot ñu ne acca yoonu jàkka ja ñun la suñuy bàyyi daan jàpp ci loxo jiital ñu. yéen a daan yor marteau pelle. ñoo daan pousse buret yi. di gaase ciment bi di yenu saako ciment yi di aj di jàpp brique di yenu brique yi ñun ñii la woon. ñun ñii la woon. amin amin jàkka ji pare mag ñi di ci julli ci. jàkka ji pareem demee wut noonu de dafa am processus parce que bañ leen joxee pàkk bi ñu bañ dara laxasu ci dañu faa dem daaj jàkka baraak mooy fi tolloog morgue bi ak jàkka jigéen ñi ci dig-dig boobu la ñu defoon jàkka baraak boobu
ñu di ci julli góor gi Omar Cissé bi ma wax léegi premier imam ratib moo doon imam ratib góor gi ñuy wax Alaaji Malick Fall ñu daan ko wax Alaaji Fall mooy papay Abdou Fall ancien ministre bokkoon na ci ay nayimam góor gi Alaaji Njaay Tukulóor bokkoon na ci góor gi Alaaji Dame Gueye moo leen magaloon ndax moo leen magaloon ñoom ñëpp waaye féete woon leen mag ci wàllu woowu ak ci wàllu xam-xam ak ci wàllu diina ji waaye nag daan na jiite waaye par intermittence rek bu kenn manqué rek mu daal di ñëw noonu la demee woon. sama papa Alaaji Safna Mbaay góor gi Amadou Ñang ñoom ñoo nekkoon bilaal yi ak Pa Saada Ñaan après ñoom góor gi Jéere Mbay fekk si leen ba après tey jii la jeune génération ñëw jàkka ji pare au début année au milieu des années 70 HLM 4 jot seen caabi 72 wàll si ci jàkka ji. gis ni ñi nga tudd ñëpp dégguma ci Abass Sall te fu ñu waxee jàkka ji ne Abass Sall. àddina moo bindoo noonu. Nicolas ndax lu dafa àddina dafa olof dafa wax lu sotti am borom. ñenn ñi dañu yaakaar ni man sama zaar gi bokk dañu yaakaar ni maanaam moom moo ko xeex moom moo ko tabax ba ñu tuddee. defu ci dara dafa fekk lépp sotti waaye yàlla mooy def loolu dafa am nit dafay am tur comme ñun par exemple bi ñuy xale dañ daan wax jàkk Pa Safna parce que sama papa moo ci ëppoon riir moo ci ëppoon yëngatu tu vois donc loolu la mais bi ñu demee nag ba. HLM 4 ñëw en 72 yi fi gën a yaatu mag ñi fi nekkoon ñu ci bari wàññeeku Abass Sall jamonoonte na ak góor gi Omar Cissé imam ratib bokkoon ci ay nayimam alors bi góor gi Omar Cissé gaañoo mag ñi waxtaan jël Pa Abass Sall mu wuutu ko ci minbar bi Pa Abass Sall di doxal ba yàlla ñëw ak dogalam góor gi Alaaji Mbaykan mu wutu ko. àddina nag dafay dox ñu sos mbir ñaare du ñu fekkee danañ fekkee début mais du ñu fekkee fin ba waaw dañ cay bay seen waar rek bu seen dem jotee ñu dem rek bàyyi ña toppoon ci seen ginnaaw ñu àggale àddina moom noonu lay doxee. macha allah macha allah.